voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu nekk fii ci rajo Sud FM 98.5 ñu ñuy déglu ci Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ak yeneen rajo yi nga xamee ne dañuy lëkkaloo ak ñun ci waxtu wi nga xam ne ci la ñu nekk tey nag ñu am fii suñu mbokkum bopp moo xam ni moo di Assane Mbaye ñu xam ko mu di koo xam ne kii dafay yëngu ci wàllu politique nekkoon nga fi conseiller spécial bu premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne bi ñu tasee primature léegi nga yóbbu la nag léegi ci secrétariat bi nga nekk fi tam conseil spécial ba léegi ci biir présidence bi itam yàlla dogal itam nga bokk ci membre yi nga xamee ne ci wàllu politique responsable politique nekk fële ci Kébémer nekkoon nga fii directeur général bu SNR loolu itam fokk ñu dellusiwaat ci ndax itam loolu ay fàttali la Assane Mbaye ñu ngi lay nuyu. sëñ Maodo maa ngi lay fay. di nuyu sa auditeurs yi Sud FM yëpp. di am mbégteel nag lool di ñëw di participer ci émission bu mag bi nga xam ne bii yàgg nañ ko déglu muy yàgg di def di joxe xibaar yu am solo muy jano bi ñu am mbégte lool ñëw ci tey. Assane xam nga dañoo nekk Sénégal xam naa sax tomb yi bari na yu ñu war a laal yu bëree bari mais fii ñu toll nii léegi dañoo jublu si ci tabaski gi. bon yow sénégalais nga xam nga li xew ci réew mi ab kajoor njàmbur gars yi nag coow li nee na courant gars yi nee na xar yi jaruñu réew mi amul xaalis nangam ak nangam est-ce que seen gestion bi war leen ko xoolaat. waaw jërëjëf gestion bi moom je ne pense pas que moom la ñu war a xoolaat. gestion nag dafa nekk war loo xam ne li tubaab di wax dafa di war a dynamique. maanaam di lëkkaloog jamono di tolloog jamono. ngay am ay contraintes di am ay difficultés mais di ci apporter ay solutions loolu la ñuy doyee gouvernement. te gouvernement bi je pense que ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey képp kuy liggéey am salaire sa salaire tardewul fay nañ la à temps droit yi nga xam ne bi jox nañ leen ko muy war leen a defal ay avance tabaski def nañu ko li ci des nag mooy lu doy moom jafe na sunu borom mi ko mën a joxe sax joxewu ko day jox kenn ku ne par ndànk bu ñu sañan nag gouvernement bu sañan nag day fekk ni réew mi am doole joo xam ne ji xëy na sax dañuy wutal ñëpp ay revenu xam naa loolu dinañ ci ñëwaat parce que am na ñu wutal revenu mais ñu wutal ñëpp ay revenu ñi nga xam ne ñi amuñu liggéey ba bu boobaa kenn du ko yëg waaye àdduna nag noonu la bindoo ñëpp mënuñoo yem ñëpp mënuñoo tolloo réew yu mag yi nga xam ne ñoo ëpp doole fépp ñu xam leen sax am na fa ñoo xam ni du ñuy am. kon xam naa ni jafe yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci xar yi sénégalais nag toujours moom dañu xaw a bindoo xaw a mën a jooy tuuti. léeg-léeg xar yi dafa jafe xarum yar moom ku dem di ko waxaale xam nga ni xarum yar ngay waxaale ndax xarum yar lu cher la ndax borom da cay def xaalis di ko kii waaye jàpp naa ne daal képp ku góorgóorlu. bañ a topp sa xol mais doxale sa xel boo demee ci xar yi nga xam ne ñu ngi leen jaay nga seet moo tolloog sa doole yaakaar naa ni di nga war a mën a am xar. d'accord difficulté nag du ñàkk. d'accord Assane loolu du ñàkk ñu dellusiwaat ci mais xam nga problème bi fi ñu toll nii tembe ñu wax ci actualité bi nag ndax daal daanaka boo seetloo ba seetlu fan yi sax ñu gën daanaka matagul 72 heures njiit réew mi dégg nga wala ca la toll li mu wax ci ay milliards yoo xam ne ci seen 7 ans yi da ngeen koo dépensé ci ay oto te na fa wax sax moom moo waxal boppam na ci administration bi la demaat. loolu kon da ngay jàpp ne kon askan wi yëguñu ko alors ban jàngat nga ci am. waaw loolu xam nga président de la République wax jooju bu ko doon nëbb du ko wax moo ko waxal boppam. oui bien sûr. kon am na ñooñ xëy na peut-être xam nañ ko ndax seen liggéey moo leen ko may. waaye moom moo am courage yu waxal ko boppam. te li mu wax je pense que ñi ko dégg bariwul trop. ñi dégg li mu bëgg incompris loolu nga bëgg a. waaw parce que je pense que ñenn ñi mais ñi di xam nañu ni li mu wax ni la parce que boo doxatee sa gannaaw tuuti président Macky Sall yàlla dafa def man ma témoigner loo xam ne lii booba nekkagul président de la République muy wax ju rafet ju muy wax ci administration bi ci seen wàllu nangoo liggéey seen wàllu coono ak nu ñu leen war a assister ak nu ñu leen war a taxawoo ba seen performance gën a yokku loolu moom moo mas di waxam ci loolu nag ci la nekk président waxul ni li mu bëgg mooy efficacité est-ce que dépense boobu ñu def muy 300 et quelques milliards ndax efficacité bi nga xam ne bi moom lañ ci doon séntu am nañ ko ci loolu nag ku jiite kër boo dee joxee dépense da ngaa war a xool ba xam yow dépense yi ngay joxe ak yooyu nit ñi ñu ngi koy lekk nañ ci war a lekkee ndax yàq amu ca waaye nit ñi tam ña ngay lekk ba suur loolu mooy li mu def
li mu wax nag am réew boo ko yoree itam da ngay créer ay réformes boo gisee dara muy dox moom ñi ko fi jiitu woon loolu ñi ko fi jiitu woon indi la def mais sëñ Maodo d'accord nga ne man ni administration Sénégal oto yi ñuy yor yépp ñu koy jënd di ko teg léeg-léeg ni ñu koy defalee système bi ñuy doxal moo tax ba utilisation oto yi ak sàmm gi ñu ko war a sàmm xaw a des du ñëpp nag waaye am na ñooñ sàmm gi ñu ko war a sàmm dafa des loolu président ni ñaar am na ci non seulement bëgg naa waxuma ku war a am oto doo ko am ku war a am oto da nga koy am waaye lam cee wax mooy bëgg naa képp koo xam ne ki fonctionnaire nga war a am oto tey jii nga génn doog nit mu am chance dem banque yow nga dem ci administration na mu war a amee oto na nga war a amee oto waaye nag oto bi ma lay jox nga ciy liggéey léegi dama cee bëgg a doxal génn beneen doxalin ñu defal leen ce qu'on appelle des indemnités di leen ko defal ci seen salaire bu ñu la defalee indemnité sa salaire ngay def sa jox la sa oto ngay def entretien di ko yor def lépp à terme bu ñu demee ba juróomi at yi mat oto bu amee juróomi at dootu am valeur comptable day fekk c'est amortir nañ ko ba pare dana am nag valeur vénale yow ñu jaay la oto boobu ci jaay goo xam ne gi dana du nekk dara yaay prioritaire yow yaa koy jënd yaay jël sa oto kon façon boo xam ne bii dana permettre nit ki tey mu constituer patrimoine maanaam mu defar patrimoine am oto tey ñaanuñu ko yàlla pour x raison nga nekkoon foofu def fa juróomi at jóge fa amoo droit am oto bi xam nga boo wutul mën ngaa dox mën ngaa nekk leneen di dox te nit koo xam ne ki haut fonctionnaire la woon ñu la doon xool di am lu ñu doon gis yow nga xëy di dox ak di def ci kii loolu la président bañ beneen bi ci des mën naa la jox exemple boo xam ne bi mesure la bu ñu def boo xam ne ñi ñu ko defal ñoom xam nañ ko léegi prenons le cas des magistrats ak yeneen fonctionnaires yi xam nga ñoom de seen indemnité de logement yi dañ leen daan loger. am nañu ne c'est injuste parce que. waaw non mais du ñoom rek xam nga kenn ku ci nekk li nga tolloon. ñii leen am na ñu leen jàngal am na professeurs yu fi nekk yoo xam ne amuñu loolu dafa mel ne dafa mel ne daal wate taxas wet quoi. déedéet du wate taxas wet xam nga koor yi. dañoo am te nag yàlla mi nga xam ne bind na nit ñi ñuy jël ay option nga ni man damay jàngale wala man damay nekk médecin wala man damay nekk lii damay ne nii durée yi ñuy jàngee bokkul niveau de diplôme yi bokkul ñëpp mun ñoo bokk yem. absolument man d'accord naa ci ni. war nañoo xoolaat situation yi waaye ñëpp boo ñëw d'ailleurs loolu tax sax état bi teg ni léegi dafa war a càmbar lépp lu jëm ci ay indemnité ay logement ak ay indemnité d'avancement concernant la fonction publique looloo tax ñu def ko léegi magistrat yooyu ma la doon wax ak ñeneen ñi dul magistrat damaa joxe exemple magistrat mais am na yeneen haut fonctionnaire nga nekk haut fonctionnaire ñu loger la pendant des années xam nga yow da yaa ma gën a xam Sénégal ni mu toll salaire bi nu mu toll da nga bootul di nga ko sànq sa xel du nekk ci wut kër. léegi nag bi nga xamee ni bi ñu ne non léegi kat dootuma leen jox ay kër dama leen di jox ay indemnité de logement dugalal leen ko ci seen salaire ñaari mbir am na ci li may wax sama mbokki banque yi xam nañ ko ki nga xam ne bii indemnité dañ ko dugal salaire am dana yokku quotité saisissable am dana yokku dana am possibilité mën a dem ci banque mu lebal ko mu am kër bu demee ba génn foofa dana am kër fonctionnaire booba ñu joxoon oto ba bu amee juróomi at ñu jox ko oto ba mu moom ko boo lëgee du dox du dugg ci car parce que imaginez benn magistrat boo xam ne bii dafa atte nit tëj ko ëllëg sa tey fonction am jeex mu dem ba retraité dugg ci car rapide daje fa ak ka mu doon tëj ak ka mu doon jàpp loolu rafetul yu mel noonu le président bëgg a dindi qu'on permettre leen ñu am li ñuy wax patrimoine ñu constituer ko ci seen kër ami oto yoo xam ni boo nekkatul fonction da nga am ci loo xam ne lii kat sa sutura du xaweeku sa leneen du xaweeku parce que nag danoo nekk réew moo xam ne mi ñu fonk suñu sutura la ñu ni ñuy xoolee nit ñi diw de moo fi nekkan lépp diw moo fi nekkan li tey ci nga jëkk ci loola bëgg a wàcc loolu rafetul. d'accord mais Assane Mbaye 307 milliards ci juróom-ñaari at tamit gars yi neen c'est un peu trop quand même. waaw mais 307 milliards xam nga bu ñu waxee 307 milliards chiffre bi nit ñi dañuy def mais 307 milliards. acquisition yëpp ay entretien déedéet acquisition yëpp a ngi ci. acquisition yëpp a ngi ci bul fàtte ni commandement territorial dañuy ami oto. police dañuy ami oto. militaires yi dañuy ami oto. fonctionnaires yeeg ñooñu ñëpp la ñu dajale wax ni pendant 7 ans li ñu jënd ci oto nangam la xam nga président mi ko wax bëgg attirer attention nit ñi ni kon comme oto yi dépense bi nga xam ne bi dépensé nañ ko ci oto. entretien yaag yooyu nekk ca peut-être que boo génnoon par entretien ca loolu. dana am solo lool.
parce que nun entretenir oto bu fekkee ni du sa oto bopp réflexe xam nga alali buur la moom dafa yàgg ci vocabulaire u sénégalais yi ba nga xam ne bii kenn mënu ci dara. xëy na du ñëpp nag am na ñoo xam ne ñii macha allah bu ñu leen joxee oto dinañ ko def comme seen alali bopp sàmm ko mais du ñëpp boo génne woon 307 milliards yooyu la cay paaru maanaam ay réparation ay entretien ak ay def ak yooyu lu bari lay doon. lu bari lay doon mais le président Macky Sall loo gis modernisation de l'administration bi mu def et puis nee na moom dafay koomal. dafay dajale pour koomal. mais loolu waxoon na ko en avril mois d'avril waxoon na ko il a répété. en conseil des ministres waxoon na ne bon il faut ñu xoolaat affaire yi gën a moderniser gën a dépense état bi gën a serrer la ceinture et tout. bu defaat ay quelques mois après mu rep. waaw mais loolu non seulement avril ngay wax li la ko waxoon. oui xam nga am mesure nag boo koy jël da nga ko annoncé da ngay def di ko étudier di ko annoncé ba muy koy wax ci conseil des ministres. oui booba da doon instruire ministres yi nga xam ni war nañoo xalaat ci loolu war nañ cee def càmbar ko seet wan yoon lañ koy jaare pour am parce que constat bi moom gis nañ ko. mi ngi mel ni médecin boo xam ne bii dafa diagnostiqué feebar ci nit. war ko opérer mais duñu fi saa si ma ko tëral ci table ji laa koy opérer dana ko defal bilan xool ba xam kii ban garab moo war a approprié boo kii yëgu jàngoro ji mu gis muy loolu la bëgg a faj bu koy faj nag li ci war lay def kon bi mu joxee instruction bi. ak ñu ciy étudier ak mise en œuvre bi foog mu am ay délai kon mu waxaat ko du ci dara parce que nag foog mu continuer di ko waxaat te dana ko waxaat dana continuer di ko wax réduction coût téléphone yi. mais réduire nañ ko drastiquement depuis très longtemps. oui waaw ay milliards lañ ci économiser te teewul bëggaat na ko réduire parce que dem nañu ba jàngaat ni ba léegi mën nañ ko wàññi te du yàq ci liggéey bi dara parce que président li mu bëgg mooy que ni xam nga nit koo xam ne kii fonkoo say fonctionnaire bëggoo ñu mel ne ni doo leen dugal ci yenn yi doo leen xalaatal yenn yi ci lu leen di avancer d'abord environnement bi nit ñi di liggéeyee le président jëkk a attaqué foofu mu def une pierre deux coups ndax boo demee ci sphère yi jam ñaajo yi tey boole na efficacité ak économie ak moyen de coono bu ñu demee ba ca kanam peut-être que début bi dana am ay petit problème le temps que nit ñi di installé waaye tey ku dem ci sphère yi jam ñaajo yi bureau ya ñu yor te bureau yee lépp nga fa non seulement tey jii ku nekk ministre yow pour nga convaincre say directeur doo sonn parce que directeur bu ne am na fa bureau xoolal bu yàgg fi da ngay ñëw ci ministère bi bii ma nga biir Sandaga direction beneen ba ma nga fu kenn xamul bii direction ma nga fa xamul bala nga leen a dajale réunion rek ay embouteillage ak yooyu da ngay obligé di ko programmer à une semaine avant et tout ça alors que léeg-léeg nga am urgence yoo xam ni doon nga soxla tey say directeur ñu daje ngeen liggéey travailler ci benn sujet looloo tax sphère yi boo demee sphère jam ñaajo yi boo gisee na nga fa demee ak nañ ko moderniser ak bureau yooyu ñu am ak matériel ba ñu am tey ministre bu ñëw yow boo dikkee da ngay dugg sa bureau ñu jox la code boo génnee di dem da ngay gàddu sa veste dem ko la remplacer tey bu ñëwee beneen code lay am amul ngay changer waati mobilier may changer waat déedéet joxe nañu gestion bi ki nga xam ne kii moo ko tabax te état bi su ko garder pendant 6 ans mooy moom bâtiment yi tey actuellement boo xoolee loyer yi nga xam ne moom lañ daan fay muy ay kii conventionné yi ñu daan jël mu di ay bureau mu di ay logement yooyu yëpp économie bi ci état bi di def jege na 10 milliards léegi jege na 10 milliards loolu boo ko xoolee donc idée bi rafet na ba dem nañu ba nga xam ne bii non seulement ñëw da nga def une pierre deux coups ndax nit ñi danañ nekk ci environnement décent képp ku jógee bitim réew mu di gan nga ñëw fekk leen fa da nga xam ne ñii kat environnement bi ñuy liggéeyee wax dëgg yàlla jox nañ leen gëdd looloo tax tey président projet boobu daf ko moom étendre au niveau des régions sphère régionale la mooy nar am toutes les régions tey jii day am sphère ñu def fa lépp tey le gouverneur bu daan def ay réunion wala muy kii ak yooyu day convoquer chef service yëpp wala mu convoquer kii yëpp préfecture yi duñu nekk ci moment yoo xam ne yi da nga leen mën a mobiliser tout le temps léegi nag bi ñu nekkee ci sphère ñëpp bokki bureau service yëpp bokki bureau boo bëggee def réunion da ngay ñëw rek salle de réunion nga fa nga convoqué ñëpp ngeen def seen réunion te du yàq seen liggéey dara. d'accord mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi ci jano bi ak Assane Mbaye nekkoon na fi conseil spécial bu premier ministre nekk tamit ci secrétariat bi à la présidence fële fa nga nekk noonu nekkoon fii tamit directeur bu SNR Assane affaire bi nag il faut ñu dugg ci benn tomb boo xam ne moom dana xaw a tàng tuuti. parce que président Macky Sall dafa wax démb xama bërki démb zéro déchet perméable yeeg yooyu. mais danaa mobiliser ay gendarmerie ASP yi fii tant de soldats policiers nangam mais en amont est-ce que calculer na affaire yi fu ñu leen di yóbbu parce que mbëbës a ngi nii
nekk bombe boo xam ne bii saway écologique boo xam ne bii résoudre guñ ko foo dajalee mbedd mi fan nga leen di mbalit yi fan nga leen di yóbbu déjà mboobu mënuñu ko régler en aval problème bi est-ce que communes yi marché yi mais quand même jékki-jékki rek Macky Sall daal moom du waaj quoi day jékki-jékki rek xërëb rëb zéro déchet. déedéet Macky Sall waaj na parce que ku waajul loolu ci programme am de campagne sax la nekk. oui zéro déchet zéro bidonville waaw dama ni moo tax ci programme la bokk programme bi nga xam ne bii da ko proposé Sénégalais yi campagne ko ba ñu woteel ko à 58,26%. looloo ca la bokk. léegi da ngeen di dajale mbalit mi gën ko yokk ci bés. non déedéet defuñu loolu xam nga déchet léegi li ñuy def mooy xam nga sénégalais moom lu mu xamagul lu nekk da koy jaaxal. xëy na jombul mais ñi nga xam ne ñu ngi nekk di liggéey ci secteur bi ak li ñuy def xam nañu ni du ñuy dajale di ci benn place di dajale d'abord région yi département yi communes yi kenn ku ci nekk danañu xool par rapport sa spécificité ak sa kii nan la ñuy mën a jëlee mbalit mi. seet nan lañ ko mën a transformer parce que mbalit mi xaalis la. mbalit toujours ngeen wax ko. non mais toujours dañ ko doon wax mais tey dañu am programme ami partenaire banque mondiale ak ñëpp a ngi ci biir. ñëpp a ngi ci biir programme yooyu nga xam ne bi moom la ñuy teg au niveau de parce que c'est national c'est pas seulement Dakar xëy na Dakar bu ñu waxee rek Dakar la ñuy xool moo tax li tax ñuy mobiliser ay ASP di mobiliser ay policiers xam nga Sénégal mën nañoo toujours def benn action mais suivi la nu mu sa mën a am. suivi boobu nag le président bëgg tey mu am sax tey bu ne lii lay def ñu continuer di ko def maa ngi dégg sànq benn waaye di wax naa waaw mais xam nga dañoo copier ci Kagame ma ne copier lu baax moom wàññiwul dara am xalaat di ko teg lu war a nekk la parce que problème mu hygiène moom ak problème mu prévention jarul di copier ci kenn parce que ak loo mën a doon même bu dee ci diine yi ñu nekk diine boo mën a doon set la jëkk a sant diine l'islam gi set la jëkk a sant yeneen diine yi set lañ la jëkk a sant set googu ci la sa nga mën a garantir ni kat gannaaw suñu borom ak lu yàlla dogal war naa mën a fexe ba kat prévention dinaa ko am ci wàllu santé ci wàllu yëpp environnement bi di nga ko mën a sàmm looloo tax président ni léegi nañu jóg mu def suñu mu def ko problème national def ko programme boo xam ne bii dañ koy exécuter et au niveau national di bale par weer di tëgg di kii wala comment. dañuy bale hebdomadairement mën naa nekk weer mën naa nekk semaine mën naa nekk jour parce que loolu nag li mu ci jublu d'abord boo dégloo discours ba def ni maa ngi invité population yi ñu ànd ci ñu ànd ci parce que mënoo def dara sans population yi. mais amoon ay sans UGC ngi fii ñeneen ñi bale mbedd. waaw ñooñu ñu ngi ci mais xam nga léegi si bu ñu ko defee problème boo xam ne bii day nekk problème xam nga problème bi mooy mbalit mi ak problème environnement moom. lu di këtt ni jot la taxaw nit ñëpp di ko gis mu jaaxal ñëpp léegi nag kon gouvernement bi da cee jóg na ci waaye pour loolu mën a am il faut population yi jàpp ci la sama benn xarit Ibrahima ñaa doon wax naa jóg si ma jàpp ci loolu mënut a ñàkk bu ci gouvernement bi jógee gouvernement bi jóg na ci dana mettre les moyens dana mettre ñëpp ci disposition yoo xam ne danañ ci mën a dana mën a baax li ci des mooy population yi jàpp ci ni ñu ciy jàppee mooy d'abord kenn ku ne bale sa buntu kër lépp loo xam ne lii doo bale fab sànni ci foo xam ne waroo ko fa sànni teg ko foo xam ne fii ku dikk da nga ko mën a jël convenablement ramasser ko yóbbu ko fañ koy traité parce que dañu bëgg a def ay centres yoo xam ne dañ koy traité di séparer mbalit yi nga xam ne mën nañu utiliser waat yi nga xam ne mën na su leen utiliser ñu yóbbu leen feneen ak centre d'enfouissement ak yooyu yëpp day am moo tax mbëbës gi ngay wax moom à terme day daj. à terme day dañ mbëbës parce que non léegi c'est à terme day dañ d'ailleurs amoon na fi ay xam nga problème mu environnement ak problème mu bëgg tam aussi président dafay bëgg toujours bu defee benn programme fexe ba population yi approprié wu programme boobu mbëbës bëgg nañ ko fee déplacer plusieurs fois ñi incompréhension am ci mu ni nañ taxaw ba nit ñi comprendre fi ñu ko bëgg a def utiliser nañ fi ay site projet bi mi ngi fi wax nañ ni site bii lañ ko bëgg a def wala bii site mais su amee ay discussion dañuy préférer convaincre population yi ni leen kat li ñuy def kat pour yéen la li ñuy def kat amu ci dara loo xam ne dana tënk gàllankoor suba seen wér-gu-yaram wala dana gàllankoor seen environnement. d'accord Assane Mbaye bon dafa am benn xabaar bu génn bu jëm ci am na lu ñuy ruumandaat yeneen licence yoo xam ni gars yi sërxalaat nañ ko yéen problème bi àggagul mais man da xam ne yéen am fit. waaw mais vente d'autres licences yoo xam ne qui ont été vendues en fait entre guillemets parce que xaw ma ba xam information bi tamit ni mu war a demee noonu la demee. en tout cas gars yi koy ruumandaat. waaw xam nga Maodo li xew mooy. waaw yéen xam nga di coow fii ñu ay vente d'autres licences. waaw loolu vente licence amul. ah bon. amul demul bay am xam nga la am
loom xam nga Petrosen man yàlla dafa def may fréquenter waa Petrosen depuis longtemps. xam nga sànq maa ngi lay wax naa dañu am benn cap think tank boo xam ne Serigne Boub moo koy jiite. Serigne waaw dinañ ci dikk léegi. waaw ñu xamante depuis longtemps foofu laa xamante ak président Macky Sall booba nekkul président mu nekk Petrosen ñuy liggéey. ma yàgg gis ñoom ñuy tukki fenn fu ne di jaay destination Sénégal maanaam ressources Sénégal yi di ko jaay pour convaincre nit ñi mais loolu ci ay conférence lañ daan dem au niveau international ci ay salon si je peux l'appeler salon c'est pas le terme approprié. mais parce que booy amee sa suuf. am ay lu fa ne nga bëgg nit ñi xam ko nga bëgg nit ñi nga jaay leen ko boo bëggee mu am njarte dëgg da ngay fexe ba dajale nit ñi won leen ni leen man kat am naa lii ci sama suuf lii am na fa dama koy nii lay demee jox leen information yi nga xam ne moom la ñu bëgg. loolu méthode yi am ñaar soit ñooñu ñëw fii ci Sénégal wala nga déplacé wu seeti leen kenn par kenn. mais bi gën a efficace mooy li norvégien yi di def li ñuy wax seen terme anglais boobu listen round nga xam ne bi da ngay dajale nit ñi ñëpp ñi yëngu ci pétrole ñëpp ñi nga xam ne ay financiers lañu ay banquiers lañu parce que pétrole yi ak ñooñu il faut qu'il y a des banques des groupes de banques et des groupes de financiers yoo xam ne ñooy ne ci seen gannaaw nga dajale leen ci place boo xam ne bii boo xam ne bii da nga mën a wax ak ñëpp ni leen Sénégal kat lii fa am potentiel bi la am lii la am licence yi jot nañu dem joxe nañu lii am na bloc yi ñoo fa des léegi nag dañu leen wax appel à candidature ku bëgg a candidater nga ñëw positionné wu di ko laaj xool jël les données ñëw fii loolu fañ leen di dajale la ñu confier benn cabinet bu nekk Afrique du Sud nga xam ne bii dafa événement boobu dañ koy organiser chaque fois fi ñu ko fi organiser ñetti dëkk rek ay dëkk yi rek la Afrique du Sud la wala Texas wala Londres foofu lañ koy Calgary quoi la ñuy def en général. fa la ñuy organiser manifestation yooyu. léegi Petrosen ak COS-Petrogaz signé ak benn cabinet boo xam ne loolu mooy liggéeyam yow Maodo tey jii boo bëggoon a dem États-Unis bëgg faa def ab rajo bëgg fa wala nga def ab télévision. mais li gën a gaaw nga bëgg a dajale ña fa nekk ñëpp dikki yow nga gës ko xam ne kii mi ngi ci métier bi ne fa dajaleel la nit ñi tegal leen ci benn salle boo dikkee nga wax ak ñoom looloo gën a jub ka nga bëgg a dem kenn ku ne ngay tañax-tañaxe COS-Petrogaz ak Petrosen ñoom dëkkuñu Afrique du Sud fii la ñu nekk li gën a gaaw gën a efficace mooy ñu adressé wu ci benn nouvelle vente y a pas de nouvelle vente dañuy dem pour la ñuy jaay je peux dire destination Sénégal la ñuy jaay bloc kii bassin sédimentaire bi nga xam ne bii Sénégal da ko am dafa jeexul gars yi nee nañu il reste à peu près une dizaine de blocs yoo xam ni ñi ngi fi kenn kéegu kon comme Sénégal commencé nañ koo xamees na ko léegi boo demee foofa wax ko ñi muy gën a intéressé dana gën a bari que boo doon toog individuellement di ñëw et que bu boobaa da nga créer émulation ak concurrence entre eux ñu ñëw nag bu ko defee ñëw def seeni proposition loolu gis nga licence moom tey licence de recherche ci hydrocarbure loi 2903 bi nga xam ne bii moo ko régir du mars bee passé dafa wax ni ci article 3 benn autorité Sénégal moo am droit signé ak ay kii muy ministère du pétrole et des énergies kooku donc moo am exclusivité am possibilité mën a signé ay contrat te amul benn contrat boo xam ne bi des na te ko signé te defuñu ko ci appel d'offre loolu ci loi bu mujj bi la d'abord waaw balaa dara xew de appel d'offre la yam kon ñii seen wax yi nag yooju wax moom xam nga fu mu tegoo ni li fi jàll rek ah bon waaw li fi jàll nga xam ne bii dara mosu cee am c'est des trucs à dormir debout ñi nga xam ne ay spécialistes lañu ne ci secteurs yi xam nañu ni loolu amul yow xam nga invité nga fii Serigne Boub mu wax ci lu leer nañ ñeneen wax ci lu leer nañ loola tam dugal ci loolu rek la dugg comme li fi jëkk na xew nii ñu wax tey mais fan la information bi jógee information ñu yàq rek information dégg nañu rek xam nga ba da nga mais quand même am na benn xam nga tell mu ni damm na moom dafa baaxul am na lu ñu dégg quand même non li ñu dégg mooy que COS-Petrogaz ak Petrosen mi nga xam ne bii ñooy société yi war a di jaay licence yeeg yooyu di jaay licence yi parce que ñoom ñooy jaay sénégalais yi ñoo yor données yi ñooy jaay Sénégal maanaam bassin sédimentaire bi ñoo koy jaay gi mooy nga wone ko ba nit ñi xam ko nga ni leen bassin sédimentaire bi bloc yi am nañu lii données yi am nañ ko am nañu lii am nañu laa
ñi nga xam nga exposé leen ko. waaw nga exposé leen ko c'est ce que les gens font et depuis plus de 25 ans Petrosen mi ngi koy def de tout le temps moom la mës a def. d'accord mais comme nag climat bi dafa nekk climat de délation climat de wax loola neex climat de créer ay affaire ay suspicion fake news comme li ñuy wax ñu jël li nga xam ne lii mooy li am mooy effectivement am na confier nañu l'organisation de ce salon à un cabinet ñu ni cabinet boobu ay licence lañ ko jaay mais loolu dafa sore. ah d'accord kon dafa sore vente moom amu ci dara amu ci te je crois que même Petrosen def nañu ay communiqué expliquer nit ñi dara amu ci te loolu ni mu amadee ne la lu jiit li ko jiitoo tam amadee yàq rek lañ fi def. c'est de l'intox quoi yow. c'est de l'intoxication bëgg a yàq bopp nit ñi bëgg a xëbal seen kii sénégalais yi ñu taxaw ci wax. d'accord on parle de l'intox léegi activiste bi nga xam ne moo di Guy Marius Sagna ak suñu confrère boobu di Adama Gaye mais saa waay yéen ma defoon naa ne article 80 su ngeen ñëwee da ngeen ko fi jëlee yéen fourre-tout la quoi parce que gars yi du ngeen bëgg ku ngeen bëgg a téye gémmiñam sama confrère boobu Adama bon c'est vrai que am na loo xam ne lii itam bon sénégalais yu bëree bëri nangu wuñ ko ñi ci am yaraki teggin te looloy dëgg parce que xëy na yenn kaddu yi bon xaw na doy waar sax moom vraiment mën nañ ko teg na lee quand même Macky Sall war na mën a jël yenn auteurs yi quand même. waaw d'accord xam nga dafa am sama benn xarit bu ñuy wax ci Adama Gaye laay jëkkee. Adama bien sûr absolument waaw bu ma wax ni ma li Adama Gaye bind ci page Facebook am ku xam ba xam ku bëgg a xam ba xam lu war a metti nit la wala lu tegginuwul la da ngay dindi turu Macky Sall nga def fa sa tur wala nga def fa sa tur waajur xam nga wax jooju ju rëy la nga xam ni boo ko xoolee wax ji dafa tegginuwul man nag Adama ko xam naa ko. mais il faut le pardonner waaw non waaw mais d'accord xam nga problème bi mooy xam nga Macky Sall en personne man gëm naa ni mën na muñ lu bari mën naa sëgg nit ñi wax d'ailleurs parce que ba Adama daree wax yàgg na mais Macky Sall nag ab institution lay incarné la majorité des Sénégalais taxaw ni ko yaay sunu président de la République comme niñ ko waxoon Senghor wax ko Abdou Diouf wax ko Abdoulaye Wade ñu yor réew mi jóge fi Macky Sall yor ko est-ce que dañoo war a taxaw ñun président ku bëgg ci président peut-être loo amul je ne sais pas ce qui s'est passé nga taxaw di ko daggal di ko wax loo xam ne lii wañ wu ci dal dee kenn mënu koo ñime wax sa morom mi ci mbedd mi ñime wax ko wax loolu dafa rafetul du ay teggin te présidence nag de la République Macky Sall dafiy jóge du ñu nangoo nag yaakaar naa ni sénégalais yi nga xam ne ay majorité ñoo décidé ni Macky Sall mooy seen président ñu taxaw di wax lenn ñaaween gi ci tur bu fekkente ni comme ni nga waxee ni su ma déggee sa galanu wax est-ce que kon Macky Sall wala seen instruction yi da ngeen tëbbee bëgg a dee parce que dans les réseaux sociaux am na ñoo xam ne à visage découvert taxaw la ñuy saaga nii yëpp di dégg. waaw mais xam nga ñi nga ci yeneen dëkk yi dañuy saaga nii jaxaran. waaw mais xam nga ku ne ci yeneen dëkk di xam nga ku ne ci solo. non waxuma loolu xam nga Macky Sall li mu muñ ci saaga du jeex mais saaga dafa am fu muy yem wax dafa am fu muy yem et puis xam nga benn waaye ni ma waa Macky Sall danoon du tëj journaliste mais Macky Sall tëjul journaliste. qu'est-ce qu'il a fait. mais journaliste boo koy tëj da nga koy fekk ci ab rédaction muy bind wala mu bind article. signé déglu rek signé ko rédaction laa la wax de nga bokk ci journal di bind. édito quoi wala. waaw non édito lu mu mën di doon wala mu ne ci kat woofu micro di wax comme ni ngay def Maodo sa wax lu la neex. wala nga nekk en face caméra ñu jël la ngay wax lu la neex nga wax li ngay wax ba pare kooku moo di journaliste ne ci organe ñu fekk ko fa waaye ku ubbi sa page Facebook taxaw di ca wax lu la neex war ngaa mën a xam ne nag lu la nekk mën na la caa fekk parce que nag say responsabilités ngay engagé c'est-à-dire c'est des responsabilités personnelles ce n'est pas un journaliste bu ñu jàpp ay responsabilités personnelles mais te lu war a jar loolu dafay amul. dégg naa yéen waa APR ngeen tudd koy activiste quoi pourquoi ngeen koy tuddee. non parce que bon du APR déet waa APR tuddewuñ koy activiste ñi ko tuddee activiste journalistes yi ñooy waxi activiste ce terme là yàgg na fi man xaw ma fu mu jógee mais yàgg naa ko dégg ci ñoom yàgg naa dégg ñuy wax activiste parce que surtout Guy Marius Sagna moom la ñuy wax naam moom la ñu gën di wax ay activiste waaw. yéen moom ku dëng rek ngeen ne moom. waaw déedéet mais du loolu Maodo responsabilité dafa am ci lu mu mën di doon Guy Marius Sagna li mu wax réew mu ko wax ñu woo ko mais imaginez-vous Sénégal kat France dafay préparer attentat terroriste day préparer attentat terroriste ci réew mais loolu ku jëm si woon Sénégal dootoo fi ñëw tey ji yow mi boo waajoon voyage ni da ngay dem Burkina mission ñun la Burkina kat bombe yi ña ngi ko fay teg nga am information ñi ngi teggi bombe ñëw mais dootoo dem mais exactement Sénégal ku dégg loolu dootoo fa dem et puis rax ci dolli
diffusion de fausses nouvelles moom li muy wax tegu ko fenn mënut a apporter benn preuve mënut a wane ni kat lii gis na ko wala teg na ko fenn. mais dafa alerter rek xëy na alerte rek. mais ban alerte boo xam ne mënoo ko teg fenn mais bu ñu ko woo bu fekkee ni moom nee na lii tax ma wax ko wala fii laa ko teg wala kii mais kon day ñibbi këram mais bañ ko waxee moom mu wax ko mënut a teg dara amul dara lu mu mën a génne teg ko ci taabal ji lii tax ma wax ko kon da koo teg ci réewande mu baal ma ci terme bi parce que noonu laa ko mën a tudde wala bokk mu dem bokk nga xam ne est-ce que moo yooyu sax du war a jariñ sur le plan sécuritaire état bi ñuy bàyyi seen xel c'est vrai que état baa ngi bàyyi xelam ci frontière am ak yu demee noonu mais est-ce que yaakaar nga ni kaddu yooyu rek jaroon na ñu ne ko jàpp na ko ci biir kasa bi ri mais jar na lu ko raw am réew doo taxaw ci publiquement ni kat réew sàngam day préparer attentat terroriste surtout situation bi ñu toll buñ la woo dinañu la déglu fi nga la ngay wax foo ko teg boo ci tegul kàddu yu leer diffusion de fausses nouvelles pour tiital nit ñi mais dañu laa war a jàpp parce que tu es en train de banaliser quelque chose de bu kii parce que buñ kenn ku ne jógee naan suba ñu ngi def attentat fu ne ñu ngi def ni te dara amu ci mais da ngay banaliser d'abord ça yàq la goo xam ne kii kenn mënu koo supporter man yéenewuma kenn muy dem kaso wax dëgg yàlla parce que kaso kenn du ko yéene morom ji kenn jullit lanu ñun kenn waru ko yéene sa moromum jullit war a nga di ko yéene sax nepp nit rek nga di ko yéene muy dem kaso mais nag nit ñi itam dañoo war a delloo si seen xel xam nga mën nga contre président de la République mën ngaa bañ a bokk ak moom mën ngaa bañ a bokk gis-gis et heureusement que c'est comme ça mu am opposition parce que Macky Sall bañu loolu il s'est battu pour l'installation de la démocratie dans ce pays xeex na fi ba tàyyi pour loolu kon bañu loolu démocratie bi ñu koy exercer di ko dundal loolu la bëgg moom la ñuy taxaw guddi ak bëccëg waaye démocratie boobu dafa joxul nag du passe droit ba lu la neex wax lu la neex def ba nga xam ne bii équilibre réew mi ak image réew mi da nga koy mettre da nga koy yàq da nga koy détruire parce que nag réew mi dafa am équilibre am nu mu daan doxe ba yegg si fi nga xam ne fii mi ngi yegg si et puis ñàkki teggin dafa amul solo yaree di ko ak réewande dafa amul solo xam nga Serigne Touba sunu Serigne dafa daan wax ni kër gi yar bi mu ni yar bi de boo ko génnee ci kër gi bootoo fi dara leneen loo fi mën a jëlee nag te ba fi yar bi ba léegi kër gaa ngi fekk yar bi waaye boo fi génnee kii bi bàyyiwoo fa dara te nit mouridisme gi nga xam ne bii ñun c'est àdduna bépp a ko bokk parce que jàpp naa ni Sëñ Tuubaa bi mu woote ñëpp la woo ku di jullit li ko lal mooy xam-xam bu am njariñ absolument oui loolu la Sëriñ Tuubaa wax ni xam-xam bu am njariñ ay teggin yoo xam ne yii dañ ko ràññee ci yow ba nangul la ko nga yor ko ak nag liggéey bu sell ñett yooyu bu fekkee ni yow da nga yàlla ak ragal yàlla waaw loolu ragal yàlla ko jiitu d'abord parce que moom bu ragalul yàlla sax yooyu doo ci bokk kon ragal yàlla mooy fondement bi nga xam ne bi moom jullit ba pare kon bu fekkee ne dañu ni yow kat da ngaa bokk ci famille bii te ñëpp xam ne fa nga bokk am na loolu warul ak loo mere nit ki ak loo bëgg a wax mais nit ki mën nga ko wax lu la neex mën nga koo wax li nga ko bëgg a wax mën ngaa wax li nga bëgg a parce que ñi fi contre président Macky Sall du jeex di wax guddi ak bëccëg mais waxuñu ci dara mais yow wax dëgg yàlla ba nga dara dégg terme yi moo garaaw quoi pour yow terme yi moo garaaw moo dépassé sax l'entendement maanaam lu nit mën a dégg nit mën koo digérer ku man bu ma président Macky Sall sax doon président de la République ma xam ko képp yooyu terme ak yu ñaaw yooyu ñuy wax ci daram bi jaaroo di goo xam ne kii man mënuma ko accepter. d'accord waaw mënoo ko accepter ñu ngi ci jano bi ak Assane Mbaye ma fàttali ne nekkoon nga fi conseil spécial bu premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne yaa ngi ci secrétariat bu présidence fi ñu toll nii ndax léegi primature bi amatul alors dialogue national politique parce que defe naa daal nañ indi nu mu national def rek politique parce que pratiquement ay fichier électoral ngay dégg doo dégg sax yeneen côté yi quoi parce que Macky Sall moom jël na ak aw làccam dem fële léegi c'est vrai que sax aujourd'hui am na point yu bari yoo xam ne gars yi jubóo nañ ci ça c'est important waaye loolu moom ça il faut le saluer parce que ñoom sax def nañ benn communiqué pour wax ne point yu bëree bëri jubóo nañ ci fii ñu toll nii alors impact ban la war a jur pour un mais xam nga dialogue bi moom li ko lalaan ba léegi mi ngi fi xam nga président Macky Sall bi ñu ko falee ñu bari wax nañ ko pare dañu ni bu ko neexal mu continuer aw yoonam dem di liggéey mais kon du ko arrangé waaw arrangé wu ko parce que ci lu ko moom arrangé na comme dafa fal nañ ko ba pare ci leen waaye bu fekkee ni moom li mu bëgg a doxalee réew mi ak yéene ji mu bëgg mu am jëm ci réew mi ak partagé ak ñoom nit ñi ambition bi mu am ci réew mi loolu fexe ba réew mépp
bu ci ñëpp bokkul d'accord ñii ci ëpp d'accord loolu lay fexe. mais parfois bu jëlee décision pour nga dindi ko Macky Sall. may Macky bu xasee ba jàpp na man. xam non mais xam nga li muy jàpp dafa des fois day jàpp loo xam ne nit ñee koy jàppal te fekk jàpp ko moom jàpp ko keneen a ko jàpp parce que réew mi tam dafa am nu mu tëddee justice dafa am wàllam exécutif am wàllam parlement bi am wàllam li nga xam ne léegi wàllu justice la tant que jógeegul ci loxoy justice ñu koy doxal justice di doxal yëfam. ku bëgg Macky Sall intervenir ci bëgg mu nangu ko te man nit ñi dama dul leen comprendre bu nee nit ñu ni Macky Sall dafa war a intervenir dafa war a def nii boo lëggee ñu ni way dafa intervenir ci justice te waru ci intervenir mais il faut ñu xam lu ñu bëgg li nga xam ne ci loxoy justice la nekku ci loxoy Macky Sall du ca wax ku koy wax naa ko wax ci yeeg di nangu kook def nii nangam. bu la wuyuwul nga daal di ni way Macky Sall lu mu jàpp du ko bàyyi déedéet Macky Sall jàpp na fi ba tey bàyyi lu jeex. jàpp na fi wala lu muy jàpp du kii politique bu jëlee benn décision ne lii lay def jékki-jékki parce que dafa dem fa lay boori jam ñaajo xaw ma jékki-jékki ne waaw dialogue bu ma fi jógee naa nga ma xaw bay bëgg a ne ci suba ga mu dindi premier ministre bi tàgguwul kenn. waaw mais mais ñoom war a tàggu na leen waxtaan na ak ñoom xam nga loolu dafa nekk prérogative boo xam ne bi ci benn affaire boo xam ne bii déedéet sëñ Maodo xam nga nag bu ñu la falee président de la République li nit ñi seenu ci yow mooy prérogative yi nga xam ne constitution bi jox na la ko nga di ko doxal parce que bu sinon duñ la ko woon bindal ni la am nga droit lii am nga lii am nga lii am droit kon dañ lay bàyyi ngay tañax-tañaxi mais dañu laa jox prérogative yow yaa am droit fal ak folli yow la ñu jox réew mi yow yaa kii buñ la joxee am réew mi ngi mel ni ab oto ñu jox la ko ak sa marchandise na nga koy yebee ak na nga koy defee ba mu daw mën a daw normalement am équilibre te doo am accident mais yow yaa ko xam président de la République bu yoree poste premier ministre am di ko doxal jëkk bi ak mu ni poste bii kat dama koy supprimer parce que président dafa xam yàgg na ci état yàgg dox xam na ni li ko dernier mandat am la nekk dernier mandat 5 ans du dara bu jàppee ni moom kat yenn yi ay goulot d'étranglement loolu maanaam da doon yéexal liggéeyam bar gi liggéey bi war na bar te moom dafa yàkkamti mu ni kon naa ko dindi mais loolu lu su mën a comprendre la loolu réforme la boo xam ne bii moom il faut mu def ko pour doxal li nga xam ne lii moom la yéene ci réew mi ak programme yi mu annoncé ci délai boo xam ne bii dafa gàtt parce que tam nag délai yi gàtt na 5 ans bariwul te malgré tout xëy na peut-être sax nit ñi mën nañ ni kii mais 7 ans yee lim ci def ci 7 ans la ko def bari na lool macha allah mais ci 7 ans la ko def léegi nag boo bëggee def lu na toll wala lu ko jege trop wala lu na toll sax laay mbaa ëpp ko nga bëgg a am délai bi wàññeeku di 5 ans loolu war ngaa seet neneen ni nga doon doxee war ngaa yokk sa vitesse war ngaa seet lépp loo xam ne lii dafa war a tënk loolu ba di ko yeexal nga teggi ko teg ci suuf. loolu mooy indi problème mais Assane jamono bi nu toll nii xam nga ñu ngi ci nawet boo xam ne bii dafa xaw a doy waar parce que loolu il faut ñu boole ko ci waxtaan wi suñ bokki béykat yu bëree bëri jaaxle nañu fii nu toll nii taw bi moom c'est vrai que taw bi sax buñ ci duggee mbiru yàlla la moom loolu moom yoonu Macky Sall newu ci loolu moom nañ ko teg na la mais quand même gouverner c'est prévoir parce que autant Abdoulaye Wade ci jamono yooyu amoon na ay lu ñu tuddee fonds de calamité naturelle xam nga valeur 6 milliards xam nga yu demee noonu à l'époque ay ñoom Farba Senghor yi ba affaire yi daan tàkk fi wala yu demee noonu est-ce que yéen am ngeen fi ñu toll nii gouvernement bi ak monde rural bi je parle pas de bourse familiale non waxuma la man kay du ma la wax bourse familiale léegi ma wax lu leer la. waaw dama bëgg est-ce que actuellement yéen a ngi taxaw pour affaire yi ngeen agir parce que affaire yi métti na. ñi ngi taxaw wax herbacé bi mais ñi ngi taxaw xam nga bërki démb. nii si julli gi rek. éleveurs yi nga xam ne dañoo nekk ci programme mu tabaski bi y a 1 milliard plus d'1 milliard 600 boo xam ne bii aliment de bétail lañ ko jënde subventionné ko jox leen ko te loolu bokkul ak subvention fonds bi nga xam ne bii fonds de stabilisation bi nga xam ne bi ñoom am nañu ko puis y a plus de 8 milliards dedans. Ah bon? Ah oui ñu ciy jënd mu nekk genre crédit revolving ñoom dem nañu ba sax am seen presque indépendance su bopp suñu demee ba jaaxle ñoom mën nañoo jënd foofa di ko jaay à des prix qui défi boo xam ne bii dañ day wàcc prix yu wàcc pour ñu mën cee dundal seen jur bu ñu paree di fay di dugalaat loolu président moo leen ko tegal fii ñu koy doxal. pour éleveurs yi. baykat yi ñoom waxuma sax ay affaire semence ak yooyu yëpp joxe nañ ko mais yow li ngay wax mooy tawagul ñu ngi xaar taw situation bi ñu nekk. mais vivre de soudure yi. mais la vivre de soudure xam nga programme bi gouvernement bi mi ngi xool lenn lu ci nekk. da koy xool ni tableau de booram la yor di xool au jour le jour dëkk bu ne roq bu ne la fa xew
xam nga yaa ci temps yële ci gannaaw génn nañ fi ñu naan ay régions yoo xam ne yii bu ñu gaawul intervenir day am famine def ni nangam mais loolu état bi boobu loolu gouvernement bi moo ko diagnostiqué ba xam ko daal tey def la ca war yónnee fa ay vivres yónnee fa ay soutien assister leen ba nga xam ne bii loolu jàll na te kenn yëgu ko noonu ñu defee woon loolu la ñuy defewaat lépp béykat yi ñu ngi leen di xool fu mu nar a am problème gouvernement bi dana intervenir parce que les fonds là ça existe. ah bon kon waaw mi ngi taxaw fonds yëpp a ngi fii fonds yooyu yëpp ça existe mi ngi taxaw xam nga nit ñi dañoo li ñuy wax naan perception fexe nañu ba gëmloo nit ñi waaye réew mi dafa amul xaaj dafa def nii et puis vraiment nga baal ma foofu dinaa def benn digression confusion bi ñuy def. parce que da ngeen yor ay bor. non waaw voilà mais loolu confusion bi ñuy def. ñu wax oui ñu wax ni waaye mais am réew noonu lay def noonu lay def réew mu néew doole surtout ci réew yu néew doole yi Sénégal ci réew yu néew doole yi ci la bokk. oui d'accord nañ. waaw waaye bor yi. waaw xam nga dañuy wax ni nit ñi dañuy confondre programme bi nga xam ne bii mooy programme PSE tax ñu leb plus de 7 000 milliards yi. muy programme ak ay projets yoo xam ne dañ koy exécuter loolu du lu ñuy def ci leneen li nga xam ne mooy suñu budget di 3 000 et quelques milliards ñu war koo utiliser ñu ngi ci di ko exécuter ci exécution bi nag en matière nag d'affaires nga am ak ay entreprises jox leen ay liggéey parce que depuis 2012 ñu ngi leen di joxe liggéey ñuy dox kon yaakaar naa ne bu ñu leen du loon fay du ñu mën a yegg seen ñoom fii école privée itam ñu ngi leen daan jox liggéey ñu ngi leen doon jox di leen fay kon bu ñu di doon fay du ñu mën a dox ba yegg si fii. dàq nañu ay waaw d'accord mais dafa am moment boo xam ne dañ cee yegg si muy moment boo xam ne bii ñu ngi nekk ci réajuster ñun yenn comptes yi war leen a fay et je suis d'accord avec eux parce que engagement la tudd état bi moo defan engagement yi mais sous peu ñoom dinañ jot seen xaalis. privé yi. waaw. ah bon. waaw dinañ jot seen xaalis sous peu li ma lay wax lu ma xam la parce que réewum Sénégal xam nga réew mi tey jii tey fi ñuy wax nii privé yi nañ dégg loolu sous peu danañ jot seen xaalis. ok tey jii ñuy wax nii li nga xam ne mooy régie financière yi. tey seen niveau de recouvrement bi nga xam ne am nañ ko. gëj nañ ko am depuis plus de 2 ans mois de juillet bii passé li ñu am niveau de recouvrement yi ñu am gëj nañ ko am depuis 2 ans leneen li nga xam ne moom la ñuy wax Sénégal li nga xam ne mooy ratio bi nga xam ne bii moom la ñuy wax naan ci la ñuy xoolee réew ba xam mën naa leb wala mënul leb mais Sénégal capacité d'endettement demul bay xaaja yegg si xaaju caa yegg. ah bon te mu ñu ba ca yegg. am nañu marge dette intérieure bi nag. mais xam nga dette intérieure moom dafa lu rëy la lu doy waar la parce que nit ñi dañuy confondre xam nga dette intérieure ñu ci bari dañ koy wax mais c'est comme c'est très technique parce que dette intérieure li ñu tuddee c'est trop technique man du ma dugg sax ci yenn kii parce que nit ñi bon y a les bons du trésor y a plein de choses yoo xam ne nit ñi xamuñu ko mais li nga xam ne li moo ci am solo mooy dette intérieure entreprise yi nga xam ne dañu fiy liggéey mooy li ma la waxoon léegi ñu amel leen c'est parce que daan nañ leen fay te dañuy continuer di leen fay moment bi nga xam ne bii nag dafa am bon day tension c'est pas parce que réew mi dafa yor bu ñu nee tension xam nga nit ñi le mot doon je n'aime même pas le mot tension parce que boo nee tension de trésorerie dañ ne yoo kees yi dafa jeex dara kees yi jeexul programmation yi ñu doon def ñu ngi continuer di ko def. yéen mos leen a nangu tension yéen kay même moom Amadou Ba nekkee tam da ngeen ko doon dàq Banque mondiale moo leen fi corriger ci seen croissance bi pour le moment Sénélec yore ngeen ko xaalis santé yore ngeen ko xaalis privé yi n'en parlons pas. mais parce que xam nga ñu ngi nii di bëgg a dee. xam nga lan moo tax mais xam nga lan moo tax yu ci bari am. oui lu tax. déséquilibre bi li ma tuddee espèce de déséquilibre laa ko mën a tuddee te ñu di ko corriger nañ ko ñu ngi ciy corriger bu soobee yàlla d'ici peu yu ci bari dootuñu ko wax xam nga Sénégal compensation tarifaire bi. nga xam ne moo am ci njëgu pétrole bi am ci dollar bi nit ñi dañ ci du bàyyiwuñ ci xel xam nga pétrole bi dafa yokk président Macky Sall ni man. du ma yokku ngeen defal ndànk rek tey léegi nii la tey Maodo tey jii nag patam boo dee dem di dem ba nga wóor leen lii kat dafa nar a yàq réew mi li nga bëggan ci réew mi mën na ko remettre en cause ak li nga war a doxee ci réew mi ak yi nga bëggal programme yi nga amoon mën na ko remettre en cause nga ni déet naa bàyyi vérité des prix te vérité des prix amul de ba léegi am na différentiel. ba léegi nii wax ak yéen am na différentiel parce que tey xam nga tey par exemple baril pétrole mi ngi ci $64 c'est-à-dire cotation aujourd'hui c'est 52 et quelques mais li nga xam ne lii moom ci li ñuy consommer noonu d'ici 3 mois ci $64 yooyu nga ko jënde woon dollar bu yàgg 400 et quelques la woon mi ngi ci 580 presque yokku na tuuti yokku na léegi kon li nga doon jënde non seulement dollar dana yokk baril bi yokk
kon différentiel boobu nga xam ne moo ci war na am tey bu ñu appliqué woon vérité des prix gasoil du jar li muy jar essence du jar li muy jar leneen du jar li muy jar. pour yow da ngeen a cof rek. mais defuñu lépp bu ñu defan lépp du dem moo tax dañoo def li nga xam ne lii moom la ñuy def de fur et à mesure. di yow na ci les autres prix denrées de première denrées yi moom nit ñee wax rek mais denrée bu fi jóg noonu amul. parce que tabaski gi nit ñi profité nañ ci ñu ne waaye denrée yi dafa yokk soble dafa yëkki ak yooyu mais soble bi soble mbay bi la. fourchette yi mu daan non ciment. c'est vrai mën naa ko tudd boole ci denrée yi parce que c'est. d'accord bon denrée tabax la quoi. denrée tabax waaw denrée tabax la mais sëñ Maodo loolu mënul ñàkk évolution dafa mënul ñàkk xam nga li am solo mooy inflation Sénégal moom contenir nañ ko ci pour l'instant ci norme yi nga xam ne yi mooy norme UMOA yi weesuwu ko génnagu ko loolu moo tax bi ngay wax naan corriger nañu taux de croissance d'accord mais taux de croissance banque mondiale moo leen corriger non xam nga boo nee vous parlez de 7 virgule mu ñëw wax 6 loolu ko yàggul dara yow non dañu waxan ni ñun dañu jëkk non ñun ba ñuy def suñu budget dañ noonu 6,90 la ñu waxoon autour. non 7 ngeen waxoon waaw non ci autour de ça mais xam nga bu ñu waxee ni tel nangam la mais ay projection la ñuy def par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui ce que nous avons vécu hier maanaam li ñu dund démb ak économie bi ni mu doon doxee ñu defi projection ñu ne bu ñu yeggee ci à terme de dinañu am lii mais loolu bu ñu demee ba ci biir dañuy def ay réajustement c'est comme le budget ba ñu annoncé woon muy 3700 et quelques milliards bi ñu demee ba ci biir bi ñu réajusté par rapport non 80 ay bi ñu ci rejeté bariwul ay 92 milliards bariwul loolu par rapport au budget initial loolu amul solo ndax loolu li ko waral mooy d'abord li ñu doon wax léegi ci pétrole bi li ko waral mooy environnement international bi concurrence yi entre Chine machin et tout ça dumping yi am ci yenn kii yeeg yooyu ci yenn produit loolu moo tax ba nga xam ne bii affaire bi foog mu am ay évolution comme gouverner c'est prévoir ñu ne non ñun kat nañu réajuster bala ñoo am mbett loolu tax ñu réajuster budget bi fas ko yéene réaliser ci ni ñu ko bëggee loolu moo fi am mais réew mi moom wax dëgg yàlla sur le plan macroéconomique pour yow amuñu tension trésorerie non doonu amul tension xam nga tension trésorerie mooy xam nga tension trésorerie ab tension mën na am vous avez été alerté par les non xam nga d'accord na ci campagne bi gars yi nee nañu woon bu ñu deful woon ndànk malheureusement en tout cas agsi nañ ci muy bu ñu deful woon bu ngeen deful ndànk bu après élection yi dañu am tension bi ñëw na non mais loolu li fi am nii mosu fee jóg avant bu élection amul it amoon na bon maanaam ay xam nga opération yi bu ñu leen di mettre en œuvre ak di leen exécuter délai yooyu dafay influer ci délai de décaissement yi di influer ci lu nekk yooyu moo fi am mais leneen loo xam ne lii lu ñu étudiants lu ci mën a mais prix étudiants yi nii normal étudiants yi ñu ngi leen di fay seen i bourse ñu ngi doon doxu ñaxtu fii waaw non mais loolu moom mënul ñàkk parce que étudiant moom xam nga ñun étudiants yi nag yi surtout yi léegi suñu doom yi dañ leen a tàmmal lu neex ba ñoom ku ci toog 2 jours amoo sa bourse da nga daan noonu dama war a jot sama bourse et d'ailleurs man je suis d'accord avec eux que bourse mook salaire ñoo yem parce que étudiants yi ci la ñuy dund looloo tax ñu signer ay convention signer partenariat avec les banques ba nga xam ne bii léegi dañ leen di defal seen domicile yéen leen seen bourse yi foofu bu nga xam ne bii duñu fi nekk di rangante dañuy dem jël ko seulement étudiants yi itam xam nga des fois rek dañuy yàkkamti bëgg kii xat gi laay na ñu def ni parce que comme ñoom loolu mooy seen aar mu génn ci biti taxaw ni nangam ñu xool te fekk na peut-être sax li ñuy jàmbat ak li ñuy yuuxu tax leen génn boo demee peut-être un incident technique bu ndaw la ci kii lépp daal mu ne su ko wax en tout cas xale yi war nañu pour yow suñu économie bi ça va pour yow non l'économie non sawaa ji mooy xam nga Maodo sawaa ji mooy est-ce que ñun suñu yéene mu yéene président Macky Sall muy doubler li fi am chaque fois bu ko mënoon mais par rapport ak xam nga tam nit ñi da ngay comparer environnement bi nu nekk ak réew yi nu wër am na réew yoo xam ne mënuñoo fay salaire ay du ma tudd benn réew mais réew yu nu jege ñi ngi fi ami tur nit ñi xam leen ngeen teg leen fu ñu nekk te ñoom ñi ngi am ay problème fay salaire ñun yeggul foofu amul ay problème fay salaire les dépenses là c'est le minimum non mais ça non mais attends y a fay salaire moom bu ñu dee fay salaire yi lépp luy dépense de souveraineté ña nga ca sax c'est la première fois ñu fay leen ay le 31 que le premier parce que c'est ci seen ay règle amee gars yi ko wax de Sénélec oui waaw mais ñoom Sénélec ñoom wax ñoom expliqué nañu lan moo tax mais ils ont fait un point de presse waaw def nañu point de presse expliqué nañu lu tax je pense que population bi comprendre nañu leen Sénélec fi ñu ko bëgg a yóbbu nekk fa
problème yi ci nekk amu fa c'est vrai am na état bi ameel na leen délestage moom bu tax ñuy wax ci production amul délestage dëgg bi taxan ñi daan def nga li ñu xamoon ko ñu tuddee ko délestage nga xam ni dañuy am insuffisance de production maanaam li ñuy produire li ñuy togg ci courant moo doyul ci nit ñi amul léegi li am mooy toujours problème mu distribution moo am dëkk bi foo toll yaa ngi gis ñu koy gas de di gas câble yooyu di gas kii parce que distribution bi dafa nekkan fi mu daan jaar ak yoon yi mu daan jaar da ci am yoo xam ne dafa yàgg c'est vrai que moderniser nañ ci une bonne partie parce que boucle de Dakar ak yooyu yëpp def nañ ko fi mais ba léegi dafa des parce que tam boo toggee courant mu bari lool te fi mu war a jaar amul doole attan ko di ko yenu da ngay obligé di changer da ngay obligé di naxat loolu moo fi am te jamono yi xam nga day nekk jamono tàngoor pic bi nga xam ne bi moom la ñu dem bi ñu am duñ ko doon am tout le temps nit ñi tam affaire bi nit ñi di abonné chaque fois day yokk macha allah. moo tax nit ñi tam lu ñuy produire mu manqué wul mais distribution bi ko li ko war a yenu pour mu gaaw yegg si mooy am problème mais vraiment. pour yow daal gars yi kii. non pour man et pour ñëpp parce que moom mooy mais pour man ak pour sénégalais yi. sénégalais d'accord waaw parce que xam nga benn incident bu am ñu exagérer ko généraliser ko loolu laa dul nangu man loolu laa nanguwul ni am na ñàkk néew ma benn problème amul fenn de problème am na ci réew mi ni ñu ko bëggee ñun yéene ji ñu am xaajaguñ fa àgg. d'accord parce que nag man du ma taxaw naan way tout va bien dara amu fi non y a des problèmes mais problème yi dañoo on va faire face. gouvernement bi taxaw na ci problème bu yëpp ñu liñ ci mën ñu di ko résoudre par rapport ak nag suñu capacité yi nga xam ne am nañ ko ba kere ñuy yegg ci li nga xam ne lii yéene nañ ko macha allah bu ñu demee ba yegg ci exploitation yi pétrole ak gaz mais lu bari dana changer ci réew mi. xanaa kon looloo tax Macky Sall jël ADS léegi aéroport bi bu ko dëxañ ci biir agence yu bari mi ngi lem rek waaw lem googu. waaw loolu ba léegi ci rationaliser bi ci la bokk xam nga Maodo. tey jii Sud FM gi ñu nekk bu fekkee da nga fi am juróom-benn studio bu ne nga équipé ko mu taxaw te liggéey bi ngay def wóor na leen bii ñetti studio mën na ko boo responsable da ngay dajale lépp def ko ci ñetti studio c'est exactement ce qu'on est en train de faire lépp loo xam ne lii mën nañ ko boole mu rationnel dañ koy boole mu rationnel ci la gën a efficacité bi gën a dëggu ci lay gën a rationnel te des ñi nga xam ne ñii ñoom lañ koy jox ci lay gën ci ñoom loolu tax ñu koy def mais Macky Sall lépp loo xam ne lii luy parce que mënul ni fast track am yéene ba pare loo xam ne lii dafa am utilité mu di ko dindi waxuma ni dafa inutile mais mën naa gën a utile ci buñ ko dugalee fi mu ko bëgg a dugal. d'accord waaw. yàq Serigne Mboup yëpp parce que seen affaire bi ni Cap Think Tank li mu cela veut dire quoi c'est dans le développement non c'est dans le développement. boo ko gisee nii xam nga politique a ngi ci. perspective ngi ci économie ngi ci li nu gis mooy ñun xam nga dañu amoon benn association bu ñu tuddee woon citoyenneté et développement durable. c'est think tank waaw. li ñuy viser mooy. des citoyens actifs di participer ci liggéeyu réew mi ci développement réew mi ci wàllu xalaat ci wàllu taxawaay ci wàllu lépp loolu la ñu tegan. ñu bokk ko nag ak ay sénégalais yu bari ay. indépendamment du gouvernement. indépendamment du gouvernement di xalaat di jox gouvernement bi di ko wax ni ko kat lii baax na boo defee lii dana baax am na loo xam ne da nga koy bind am na loo xam ne mën nga ko wax bu fekkee ni tey nii ñu def tey taxaw wax gis loo xam ne lii kat luy yàq la wala ay fake news la ñu bëgg koo teg te ñu xam ne lii amul ñu mën a taxaw ni lii amul lii kii loolu ci participer bi la ça n'a rien à voir ak le soutien politique bi nga xam ne bii moom la ñuy defal. président de la République nekk ak moom ci biir partem nekk ak moom ci mouvance présidentielle lii ñi ci bokk am na ñoo xam ne bokkuñu ci benn parti politique ñoo xam ne ñii ay société civile la ñu bokk ay médecins ngi ci ay sénégalais lambda ngi ci ay imam ngi ci ay arabisants ngi ci parce que on a besoin de ay arabisants ñëpp a ngi ci sénégalais lambda ak jigéen ñi nga xam ne ñii tey macha allah dañuy def entrepreneuriat di liggéey ak tous parce que ñooñu soxla nañu ñu xam ñoom li ñuy dund ak ni ñu koy doxale ak ni ñuy kii ñun dañu bëggatul maanaam jëf yi di jóge ca kaw di wàcc dañu bëgg ci à la base ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci base bi ñi ci am potentiel boo xam ne bii daf doon nelaw bu ñu leen mënee jàppale mu yeewu ñu participer activement ci développement réew mi loolu moo tax ci Cap Think Tank jóg. d'accord loolu ngeen boole ko ci. waaw alors monsieur Baye xam naa sax léegi ñu war a àgg ci cat li mais xam nga fi mu toll nii si nañ wax ci wàllu sécurité parce que c'est important. yaa wax léegi ne gouverner c'est prévoir parce que tamit suñu frontières yi
xëy na sax armée bi ak gendarmerie ñu ngi def liggéey bu am solo mais noo gisee temps yi cas de vol yi bërki démb xaw ma benn bijouterie ñu toj ko gis nga li xew Koumpentoum c'est vrai que gars yi def nañ ci liggéey bu mucc ayib ils ont fait un bon travail jàpp nañ gars yi loolu lépp am na solo trop alors sàcc yi agression yi accident yi surtout ngeen wax ngeen fi ay problème mu permis xaw ma biométrique ou permis à point xaw ma jusque là man information xam nga mooy li ñuy wax rek mais léegi fu nga sécurité moom oui réew mu ko amul doo dem fenn ak loo mën a xalaat ak ressources yoo mën a am bu réew mu amul sécurité ay investisseurs du ñu fa nekk ñëw keneen du fa ñëw parce que du fa ñëw di jaay bakkanam ña fa nekk it du ñu fa nekk ci seen jàmm looloo tax les forces de défense et de sécurité de ce pays ñu ne fii président de la République non seulement ci lépp loo xam ne lii dana yombal seen liggéey dana baral seen liggéey dana kii ñeebluwu ci dara ñoom waxal nañ ko seen bopp te je pense que nit ñi tam gis nañ ko dafa fekk ni nag sur 15 millions d'habitants day jafe fenn fu ne nga teg fa policier mais police su Sénégal ak gendarmerie Sénégal gàcce ngalaama parce que nag fii tooxi doona bu ñu sañan tooxi doona du am parce que Koumpentoum bëgg a fànq tooxi doona moo tax moom seen présence intervention la ñu def mu am accident ci biir intervention bi parce que loolu toujours booy am day métier yu nekk day am waaye day am risque boobu fekk ci vraiment rey Tamsir Sané doon jàmbaar ñi xam ko man sama goro la parce que benn soxnaam Kébémer la dëkk ñu bokk ko donc man xam naa leen bu baax xam famille am ñu métit la ko c'est vrai que donc loolu sécurité dafa ëpp am solo moo tax saa yoo gisee ñu tey jii police fu ne ña ngi fay patrouille police ña ngi fay dem ña ngi fay taxaw ci fi ñu mën a taxaw mënu ñoo taxaw fépp waaye ci lu ñu mën pour sécuriser les personnes et les biens ñi ngi ciy taxaw ñoom guddi ak bëccëg nelawuñu de ñi ngi réunion ñi ngi xool ni ñu def gis nga léeg-léeg nga dégg ñu ni def nañu raafal fii jàpp nañu fa ba fii ba ca frontière yi ñi ngi ci te effectif yi nga xam ni moom la police ak gendarmerie di am ak ay tout ça ñu ngi essayer chaque fois parce que dañu amoon retard quand même ci côté boobu à chaque fois di ko renforcer di dolli à côté ñu ASP yi même bu fekkee ne loolu du seen métier du seen liggéey te aussi ñi ngi fi ñu leen di utiliser ci yenn tâches yoo xam ne yii tey jii policier rek nga fa war a def wala dara mais ñu mën a détacher bàyyi fa ASP muy def loolu ñu policier ñu déployer leen ci terrain bi. Assane yow daal jàpp nga ne parce que da nga wax léegi lu am solo fokk ñu dellusiwaat dafa nga daal pétrole bi daal pour le moment li ñu ci doon wax lépp ci loolu sax la ñuy tëjee yaa rien dara xewul yaa amul tooxi doona quoi. mais demul bay am tooxi doona xam nga moom pétrole bi moom mosut a am tooxi doona te du ko am xam nga réew mi man damay wax ni gàcce ngalaama te ñun yàlla moo nu dimbali président Macky Sall du hasard mu nekk président de la République pétrole bi feeñ ci loxoom. feeñoon na fi waaye avant mu ñëw. waaw non feeñoon na mais xam nga non feeñ ci loxoom mooy non moom xam nga feeñoon na fi parce que moom gëmoon na ni amoon na ndax bi mu nekkee tout simplement employé Petrosen moom ñoom fa nekk na dañ daan wër réew yi di wax ne pétrole am na Sénégal kaay leen li ni nangam kon maanaam existence pétrole mi ngi foon indiwu ko fi damaa bëgg a wax ni maanaam li ma ci bëgg a wax mooy daje na ak ku ko xam na ko parce que liggéey na ci ay xam na ko def na ko xam na ko ba ko ca liggéey moom weesu na fuñ ko ciy naxee te gis nga moom fépp foo xam ne fii réew mu am pétrole di ko utiliser di ko jëfandikoo di extraire pétrole di ci dund di ci defar sa réew Macky Sall taxaw na fa dem na fa yebal na fa ay équipe pour xool lu yàq Afrique ruq yi nga xam ne pétrole dafaa indi pétrole dem na fa di jàngat yónnee na fa nit ñuy jàngat fii lan moo ko yàq pour bu ëllëgee loola bañ a am Sénégal pétrole liñ ciy wax dara amu ci et puis ñoom yéen pétrole bu ñu gasagul nga bëgg ne jaay nañ ko joxe nañ ci 10 000 milliards man xaw ma sax chiffre bi mënuma ko wax parce que dafa rëy tellement ba mënuma ko wax ay si xaw ma 6 000 xaw ma ñaata 1000 milliards yu dul jeex nga joxe ko di ko ku joxe xaalis ci lu ñu exploiter bu toll noonu et puis kan lañ koy jox et puis Maodo société yi nga xam ne ñooy ne fi muy BP man de ci li ma jàng man finance laa jàng naa wàllu bourse société yooyu sont cotées en bourse nit ñi di liggéey xaalis ci seen cotation yi dama ko ñëw les gendarmes de la bourse képp kuñ ci jàpp ngay tricher mais dinañu la amaan boo xam ne ca ngay doxee tëj mais par exemple BP
ay li muy def fii Sénégal ça représenté wul 2% de ses activités. non c'est vrai. waaw kon est-ce que dana ko jëndee di jéem a magu yi di jéem a dugg ci loo xam ne lii moom société bi mën na cee tëj loolu ne serait-ce que ça rek nit ñi war nañu réfléchir at. d'accord waaw. voilà Assane maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. xam naa ne tey moom président dana ne sama waa ji de tey. déedéet non xam nga man Maodo man tam maa la war a sant di la gërëm man émission bi dafa nekk émission bu ma neex yow ngay sama mbokk ñu dëkk. Njàmbur bokk lépp. et puis vraiment ma kontaan ci doon ci ñëw fii. échanger ak yow. wax li ñu xalaat ci ak li ñu gis ci réew mi ci sunu xam-xam fi mu ci toll. ak yéene ji nga xam ni bi xam nañ ko ci président de la République mu jëmee ko ci réew mi. d'accord waaw. voilà Assane Mbaye ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ma fàttali na nekkoon nga fi conseil spécial yàggul dara sax bu Mohamed Boun Abdallah Dionne nekk ci primature ba ñu ko fi jëlee nga dem présidence nekk ci secrétariat bi SNR jiite woon ko fi nekkoon directeur général bi xam na ne bokk nga APR nekk responsable politique ca Kébémer ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi kon beneen dibéer daañu di kat ci beneen gan ci wàllu politique wasalaam.